Macky Sall bi mu nekkee président fa may Farba Ngom juróom-ñaari parcelles yoo xam ne ci suufu Ndakaaru ña ngi koy xayma ca benn milliard suñu xaalis ay 24 heures yéen a kaay na ko ginnaaw Farba Ngom tamit Madiambal Diagne moom itamit am na problème de ndax Pierre Goudiaby Atepa ba léegi bàyyeegut Madiambal Diagne ci immeuble am boobu nga xam ne fa koo tabax ca kanam monument de la Renaissance ñaari photo lañ wane yoo xam ne fa ñoo gis ne immeuble taaxu Madiambal Diagne ba fa kawe ba nga xam ne fa muur monument de la Renaissance ba doo ko gis te loolu yoon fa koo tere jaaduwut l'observateur moom fa ñoo xamal mbir mu métti te daw yaram yow seetal fa xam benn taalibe daal fa dem fa doon nelaw ci ron xoto camion bu gaare chauffeur ba ñëw taxal rek camion ba fa nappaaje écrasé ray bu ñaaw a ñaaw moom la def taalibe boobu nga xam ne xam na fukki at yëf yaa nga amee ca Pikine ndaw déegu métti ndeysaan ci ab taalibe boo xam ne ndeysaan fa doon jàng alquran tet non métti na trop. yàlla na leen yàlla yërëm 130e màggalu Tuuba la ñu célébré Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan bokku taalibe yi te di leen yëgal ne safar gi le 18 la ko borom woote léegi nag nanu wàcc tëggoo sabar yeeg yàqum xaalis beeg jaxasoo góor ñi jigéen ñi ñuy def te koy tuddee ay safar ci période booba Babulaahi ma ca pencum boppam ma maam Cerno Ibra Faati Sikori nee na képp kuy wuyoo turam mbaa nga di ab talubeem na nga wattandiku mbooleem xeetu sinébar moo xam yamba la moo xam gees la moo xam drogue la moo xam sangara la wala volet waaw am na coow su ñàkk fayda nag su ca jugaale naan ay dañuy fayal kii King Fahd Palace duñ fayal kii King Fahd Palace indi li wér te wóor daal mooy Touba sant nañ bu baax état bu Sénégal gërëm leen. ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de la ilaha illallah maa la wax lii kon setal na daram dëgg la Cheikh Sidi Matar Ka naqaru na tam tëgg gi pecc mi dajaloo góor ak jigéen loolee kon xalifa d'accord ca borom daaru day daal di ne jubbanti gone yi nga xam ne la jeunesse dëgg la nee na d'accordul ci drogue d'accordul ci yamba d'accordul kon ci volet suus ci kaw gàttal borom daaru day d'accordul ci lépp loo xam ne day yàq ndaw yi dëgg la cay màggal ga day so nee na Touba 2024 gi ne waaw lu tolloog ñaari téeméer ak fukk ak ñeent ci ay accident ñoo am allahu akbar lu tolloog juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn ci ñoo xam ne kon ñoo ca lorule waaye nag jàpp leen ne kon juróomi téeméer ak ñeent fukk yëpp taxawu nañ leen de lu tolloog fukk ak benn ci ay doomu aadama ñoo ca dee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maa la ko wax naan bisu màggal neex bay kelkeli yëgle kaay gi ni ma lendemain màggal ñu bari dañoo jàppoon ne màggal gi jeexagul waxi opposition jeexagul ci réew mi askan sunu gaal yëgle kaay gi naan man Aliou Tine yëkkati ay kàddu naan ndax xam ngeen ne Diomaye ci jëmi boppam den koo confiné ca présidence Le Quotidien yëglekaay ko xamle Le Quotidien yëglekaay feelu naan ma Aliou Tine da wax na ma nga naan ñu bëgg ko ñu bañ ko fi mu toll nii tembe waa Ousmane Sonko mooy gouverner waa kii lu muy wax nii déglu kaay moo wax la ndax xam ngeen ne ci fan yi ñu génn sunu gaynde yi dañ doon jongante jigéen ñi nga xamante ne ñooy basket yëglekaay gi naan man dem nañ ba final waa Hongrie moo leen gagné ci 63 ñoom ñu am 47 sport le peuple yëglekaay naan man Nicolas Jackson jël na loxo ba teg ko ca gémmañ nga jagleel ko ka nga xamante ni moo di Ebou Mikel ma nga naan ko ferme tàggal bul wax benn connerie mani noppil waay lu làmb ñàkk nañu yëglekaay gi naan man Brise de Mer faatu na ak Richard Gomis Dakar dem dikki yëglekaay gi naan man 25 000 personnes la ñu yóbbu ca Touba bu dee te terrain bi 4 500 personnes la yóbbu ca Touba la ma tijjee woon laay tëjee 2 minutes pour lire l'essentiel yëglekaay naan man waxaat ko de wattu leen yenn jege ñaale yenn proche ak yenn xarit yi kaay ma xamal la Fatou Matar Ndiaye aw jege ñaale ma ko faat Fatou Kiné Gueye ku ko jige looloo ko faat yëglekaay benn Makhtar Diop gi naa ma gis nga Aziz Dabala mile moog waali laa la wax ku leen jige dëgg moo leen faat seetal lii ay waay doy na waar say laati état bu Sénégal Aliou Tine jàpp ne Ousmane Sonko kon neexul ba neexul mais moom mooy doxal réew mi pétition am ñu bëgg a xam mbiri ONAS yi fi amoon coow loola marché de gré à gré docteur Cheikh Dieng Cheikh Tidiane Dièye kan moo wax dëgg état bi na ci patt rek loolu nan la ñuy def ba mu leer Bougane Gueye Dany nee na dinaa tontu Ousmane Sonko moom xam ne dinaa ko tontu ndax man du ma opposition sac amee walaay ndeysaan Aziz Dabala mi ñu rey Nabou Leye teg nañ ko loxo Modou Lo ku ñuy wax Modou Lo Mamadou Diawo teg nañ ko loxo waaye dina am ñetti nit ñoo xam ne ci TikTok bi lañ ne di jaay expert danañ leen yóbbu ca yoon ndax ay photo jàmbur ay jaxase bëgg buzz ak vie dina tax ñu bëri dinañ ci dugg kaso de ku yóbbu def ci attention de juróom-benn nit daal jàppagum nañ leen agum fleuve Sénégal moom moo sambara bay ngarañ yenn kër ca Kidira Matam ak Bakel menacé nañ leen février bii di ñëw Sénégal dina jëm ci li ñuy wax gaz to power maanaam dinañ fab suñu gaz super ñu ko mu nekk courant mbir mi gën a yomb gën a saawaan gën a baawaan néegu tooxi doona ya buntu ba ubbeeku na mbër bi ñuy woowe ki turu Tigo
moom nag ñu gën koo xam ci turu Richard Sébastien Gomis moom nag dafa daal di lab foofee ne ca Popenguine moom nag àndoon ak ñaari xaritam ñoom ñëpp daal dañoo daal di lap foofee ne ca Popenguine ba tey nag dax ñoom ñaar seeni néew am na ci ko nga xamante ni daal des na ci ndox mi waaye nag waa sapeur pompier ñu ngi woy nag di amal li nga xamante ni moom moo di ay wër ngir gis néewub ñooñee nga xamante ni ñoom la seen bakkan daal di des ci géej gi. ñu daal di wax itam ci mbir mu nga xamante ni ñu ngi koy woowee opération Jokko nga xamante ni nag sax ñooñee ne di militaires yi ñoom ñoo ko doon amal fan yi yëpp ñu weesu loolu sax moom moo war a ñu daal di teg loxo lépp 450 nit ak ñett yu nga xamante ni ñoom ay migrants lañu woon yu nga xamante ni dañoo bëggoon dem foofee ne ci Espagne ci ñoom nag jàpp nañ ci 200 ak fanweer ak juróom-ñeenti sénégalais 100 ak ñeent fukk ak juróom guinéen waaye itam fanweer ak ñaari gambien am ci itam fukk ak juróom-ñaari malien juróom-ñaari bissau guinéen juróom-benn ivoirien ñetti nigérien ñaari comorien ak benn mauritanien ñu tëjee ko ak itam benn congolais bu nga xamante ni daal ñoom ñëpp daal dañ leen daal di teg loxo li ko war nag moom moo di armée ak gendarmerie ñoom ñoo daal di lëkkaloo woon ngir amal liggéey bu mucc ay boobu noonu ci jamono bu nga xamante ni daal jamonoy màggal Tuuba la woon loolee saa itam moom moo waral itam ñoom armée ba tey ci opération yi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal wala sax ñu daal di itam jàpp ay nit foofee ne ca parc Niokolo-Koba loolee nag sax mu ngi am gannaaw collaboration bu nga xamante ni daal armée am na ko diggante ñoom ak gendarmerie ak itam force de défense et de sécurité yi loolu lépp nag li ko wundi ret moom moo di fexe daal ba daal di aar kaaraange askan wi. ñu daal di addu itam ci beneen mbir moo di màggal Touba atum 2019 ren ji nag nekkoon 130e édition bu grand màggal de Touba loolu sax itam moo waral brigade nationale des sapeurs pompiers daal dinay publier itam beneen information ñeel nag la nga xamante ni moom moo di màggal boobee ne ñoom nag nee nañu ci ñeenti téeméer ak fanweer ak ñetti sorties yu nga xamante ni daal def nañ ko daanaka ñoom ñaari téeméer ak fukk ak ñeenti yëpp daal ay accident de la circulation routière la loole nag moom moo waral sax juróomi téeméeri nit ak juróom fukk nit ak benn nekk nañ ci ay victimes waaye itam sax juróom fukk nit ak maanaam juróomi téeméeri nit ak ñeent fukk yu nga xamante ni daal ñoom ñëpp dañ leen daal di assister fukki nit ak benn nag ñoom ñëpp daal di ñàkk seen bakkan ci accident yu nga xamante ni daal ren jii nii ci atum 2024 ñeel nag màggal Touba bi moom moo daal di am foofee nekk ci diwaan Touba ñoom itam sax ñu ngi xamal ni que ñoom waa sapeurs pompiers amal nañ ñu 300 ak ñeent fukk consultation gratuite yu nga xamante ni daal gannaaw ay intervention yu nga xamante ni daal amal nañ ko foofee ne ca Touba Mbacké ñu daal nga xam te moom moo nekk Fatou Aziz Dabala ka nga xam te nag jàpp nañ ni moom moo di cerveau bi maanaam mu ki nga xam te moom moo jiite lépp di Mamadou Lamine Diawo moom nag mu nekk koo xamante ni moom nag mu nga fekk baax fa nga xam te moom moo di ca ginnaaw raay waaye tamit ak dimbama diis loola ci lu ñeel wàllum ñaawteef noonu la ko journal bii di l'Observateur yéenikaay daal di xam te Le Quotidien yéenikaay moom nag ci jafe-jafe yi nga xam te ni moo ñeel màggalu ko Touba ci la daal di dikkaal mu ne léeb moo di màggal journalu Madiambal Diagne bi nañu grand ferveur dans un contexte hivernal mu ne nag lu ñeel wàllum hébergement yi gan yi nga xam te ñoo ñëwoon ci màggal gi mu ne loolee indi na ay jafe-jafe ci biir réewum Sénégal te fukki nit ak benn ñoom ñoo daal di faatu ci li nga xam te moom moo di màggalu ko Touba gu ren gi Libération yéenikaay moom itamit xëy na dikkaat ci li nga xam te moom moo ñeel enquête pour faatu ko Aziz Dabala mu ne laa dikk sur les traces d'une exécution planifiée la nga xam te moom moo di ñaaw tef ki ña ko def daanaka dañu ko waajal ba mu mat sëkk noonu la ko journal bi di xam ne mu ne ki nga xam te moom moo di Abdou Aziz Dabala la principale cible moom nag dañu ko daal di kàmbar rek fexe ba ñi nga xam te ñoom ñoo di ña fa nekkoon boole ko daal di koy boom mook ak ki nga xam te moom moo di waale di xaritam ba nga xamante ni ñoom la dëkkaloon juróom benn ci juróom ñaar yi nga xam te jàpp nañ ñi ñoom ñoo def joojulee ñaawteef ñoom ñëpp fi mu toll nii teg nañu leen loxo ak ñi nga xam te ñoom ñoo di waa division des investigations criminelles ñoo daal di def lu ni mel gannaaw nag ba nga xam te jàpp nañ foofee ca Touba kii di Mamadou Lamine Diawo moom nag dafa daal di soppi ay kàddu yi nga xam te yëkkati woon nag mu ne nag moom je n'ai pas agi seul maanaam du moom kenn moo def li nga xam te ni moom moo di jow ju yëkk ñaawteef te ba nga xam te ñu ngi koy déglu foofee ci Touba dane nag moom kenn moo dem ci kër Aziz Dabala daal di koy faat waaye nag la nga xam te waxaat na ko l'enquête kat yi ca dig mooy am na ñoo xam te ñoo ko jàppale ci mbir mi waaye nag moom mooy ki nga xam te moom moo def dëgg-dëgg ñaawteef googulee journal bii di Libération yéenikaay dikkaat na ci cëna mu gën a yaatu ak la nga xam te ni tey foofee moo nekk tolluwaaye boobu lépp enquête mu ne nag li nga xam te yëkkati na ko ci kàddu muy pendant qu'il pensait dormir après avoir déposé Aziz Dabala chez lui le téléphone de Naboulé
sonné sur la scène de double homicide ki nga xam te ni moom moo di Nabou Leye moom nag la nga xam te wax na ko enquête kat yi daal mooy ba nga xamante ne ni moom ànd na ak Aziz Dabala te tamit daal di koy déposé ci këram moom dafa daal di dem nelaw te ñi nga xam te ñoom ñoo di l'enquête kat yi daal la nga xam te gis nañu ko daal mooy téléphone am jamono joojule mu nga ca doon jëfandikoo doon jokkoo ak ay nit waaye tamit ba nga xam te laaj nañ ko ana ñan la doon jokkoo la nga xam te xam ne na ko daal mooy xamatul ña nga xam te ñoom la doon waxal téléphone ci jamono joojule noonu la ko journal bii di Libération yéeni kay xabde dikkaat bu baax a baax ci fa nga xam te moo nekk tolluwaayu l'enquête bi jamono ji leen. Le Sud Quotidien de l'élection présidentielle aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris a été officiellement investie candidate à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Face à elle, l'ex-président Donald Trump, orphelin de son adversaire préféré Joe Biden, qu'il raillait à tout bout de champ pour son âge avancé, sa mémoire défaillante et dont le désistement par un juste retour des choses met à nu le vieil homme qu'il s'évertuait à masquer tous ses airs de bretteur. Dans le journal Sud Quotidien, Vieux Savané, qui signe aujourd'hui la rubrique Point de vue, revient sur le parcours de Kamala Harris. Selon lui, l'ancienne procureure générale de Californie est bien parée pour riposter avec la maîtrise et le sang-froid qui sied à une femme qui s'est construite à la sueur de son front. Pour Vieux Savané, qu'on le veuille ou non, ce qu'il se passe en ce moment en Amérique est absolument inspirant. Une femme est possiblement en passe de devenir la première femme à présider la première puissance du monde après Barack Obama, natif d'Hawaï, d'une mère blanche du Kansas et d'un père kényan qui avait émigré pour ses études. Voilà Kamala Harris, dont les parents ont été deux étudiants étrangers qui se sont rencontrés à l'université de Berkeley en provenance d'Inde et de Jamaïque. Ils rendent compte de la complexité du monde et de leurs parcours respectifs qui font d'eux l'incarnation du rêve américain. Quotidien le parrain là-bas pour ne pas dire le quotidien dans la fourmilière, signé le président de Africa Job Center. En tout cas, Ali Ountid, plus que c'est de lui qu'il s'agit, d'après Tribune Quotidien, jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est Cormac, l'ami de Serigne Ngundu qui gouverne. Et pour la bonne gouverne, la bonne gouverne du concerné Ali Ountid, sans contour ni détour de soutenir, il faut que Zawai, Cormac, l'ami de Serigne Ngundu, sorte de cette contradiction, une contradiction mise à nu qui intéresse à plus d'un titre, bien entendu, le point actu au menu de l'actualité du journal. En tout cas, on peut retenir ce qu'il allait de retenir autour du khutbah de Ali Ountid. Il regrette l'inaccessibilité du président Joe Biden dans cette histoire. Informe en tout cas le point actu. L'actualité autour justement de ce sujet est prise en compte par Wolf Quotidien. À la une du journal, on peut lire ce qu'a tenu à dire Ali Ountid, qui n'a pas manqué de pointer une confusion des rôles entre Serigne Ngundu, Mamadou Sy Albert, chroniqueur et analyste politique dans Wolf Quotidien, de soutenir. C'est une grosse erreur, c'est une grosse bourde caricaturale ou bourde monumentale. Tout compte fait. ñu jaajëfal leen ndokkale leen bu baax a baax ci màggal gi nu jógee macha allah ak teraanga yi xéwal yi lépp rek ngir sëriñ bi. Màggal gi jàll na ci jàmm ak salaam, dem nañ ci jàmm, ñëw nañ ci jàmm ak salaam. di loo xam ne rek ñun ñëpp dañ koo ñaanoon di ñaan yàlla defal nu tawféex ba nu fekk ko ay ati guddal fan wi wéral sunu ay cër également. Donc ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen bëggee di leen wax ne namoon naa leen nag namoon naa leen lool yéen ñi may teewlu macha allah doole jën ndox la waaye man sama doole yéen ñi may teewlu la ba tax na kon maa ngi leen di siyaar di leen bëggee te ñu moytu yenn àndandoo yeeg yenn jigéen ñaale yi nit a ngi lay jigéen di la ree ak waaw maa la ko wax fekk na gëmu ci dara kon nag il faut ñu def très attention nañ def attention bu baax ci yenn fréquentation yeeg yenn jigéen ñaale yeeg yenn karang-karang yi wuuru daa wuuru sax kay ma ne ko daa wuuru kon nag nañ ci bàyyi xel. mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàccuwaay di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars, j'espère que vous allez bien. dikkati naa dalee na jàmm lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. Chers internautes yu Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leex mox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca
c'est ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah. yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëmati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonkoy Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.